Député à l'Assemblée nationale, Ibrahima Abounguet est un digne représentant du peuple. Préoccupé par les difficultés que vivent les populations de Diogo, l'honorable député a tenu à faire le déplacement pour s'enquérir de la situation. Après plus de 80 km parcourus, le représentant du peuple Ibrahima Abounguet, accompagné d'une forte délégation, est arrivé dans la commune de Diogo. Entamant ainsi la première étape de sa visite, il a été reçu par le chef de quartier, les jeunes et les organisations de la localité. wax dëgg yàlla mu wax nu loo xamante ni doy nañu torop ti jëf nañu ñu gis ti yaakaar naa ni affaire GCO bi moo ko njëkk a défendre assemblée nationale moo ko njëkk wax foofu assemblée défendre ko foofu noonu di wax ci problème GCO yi li mu am booba sax licenciement amagul mu ni jogo war nañ ko saytu bu baax a baax ndax zircon ba ni lijjanti foofu noonu di ko def di ndaw ya gis ñu seen bopp gis def te yaakaar naa ni kon boobu bu ko yàlla defee ba indi fii war na mën a leer léegi nag loolu moo tax mu ñëw fii léegi bi mu fi ñëwee mu woo ma ni ma moom kat bëggoon nañ sax ngeen ñëw gis waaye dégg naa jogo problème yi bari na foofu man dinaa ñëw saytu xool jafe-jafe foofu fi nekk bu mënee ñu dem ensemble teg ko fa jéem ko défendre si taabal yi kon nag yaakaar naa ñun bu ndemee ba am député boo xamante ni day ñëw fii te yaakaar naa ensemble fa ñuy séddalee affaire yi kon boog loolu noonu dañ koy rafet ndax boo seetee jogo mën naa ne màggal guy metti la ku nekk gis nañ li fi nekk mbay maa ngi fi dara doxul jeunesse bi tamit kenn liggéey boo seetee ndox mi nii naan wax dëgg yàlla xam doy na sunu lampe yi courant bi tamit bi yàlla xam doy na te usine bu nekk fii tool fii war nu jariñ xaaja asaka bi sax def na ko yaakaar naa dañuy jëlu ay ñeneen ñooy ñëw di si bénéficié wu ñun mën ñu si bénéficié te yaakaar naa bu faat doon am ñun lañ dëkk faat ndax mi ngi sunu tout pare sunu ginnaaw di ko exploité borom tool yi li tax ñu sonn nangu noonu seen i tool joxuñu leen loo xamante ni doyul leen def leen dara te yaakaar naa ni moom barke démb sax benn ministre ñëw na fi wax dëgg yàlla ku nekk gis na bagage yi te ñun li nu gën a sonal si jogo bu fekkoon am na ay chambre froide yoo xamante ni bu nu bayee ba pare di ko fa mën a consommer di ko fa mën a denc dina nekk loo xam ne dina nu arrangé waaye mbay maa ngi dañuy bay carotte supame jokkute basante lépp la ñuy bay loo xam bépp lujum boo xam te ñoo ngi taxaw di ko bay te yaakaar naa ni fii Sénégal ku dul lekk lujum amul kon boog kooku dañ ko war a sante waa jogo waaye ñu nekk di ñu néewal doole wala dara ndax boo seetee fii ne ñun dañu sonn banque yi ñoo ngi si dëkk bi koo gis muy daw sax day nëbbatu fii ne oto bi sax bi leen gisee banque lañ leen tegoon ñu bare ngi daw di nëbbatu wala dara te ñun DER ñoo ko moom DER bi nga xamante ni ñoo ko moom askan wi lay liggéey lan moo tax mënu jox jeunesse bi ñi nga xam day bay ñu jàppale leen si bay bi di leen financé xaalis ñuy liggéey bu ko defee doon ñu amati gi jaay ñu dorog jaay ñu yàmba kalandisee demuñu defuñu dara ñoo ngi fii ju Sénégal lañu am te duñu ko génn duñu ko def dara képp koo xamante ni nag mën nga nu jàppale si askan wi nga dimbal ni ñuy metti xam ne jogo li muy dund metti na trop rafetlu n'est-ce pas kii bi ma jataay bi di leen remercier di leen masawu coono ci yoon bi ndax nit bu jógee fekk si la pour xool lii say jafe-jafe mu nemmeeku ko yóbbu ko fa mu ko war a yóbbu mënoo lu dul remercier ko ci fànn boobu yoon wi nag wi ngeen jóg pour dox ci yàlla na ko yàlla sunu borom leeral ci anam bi gën ci ni ngeen ko bëggee lépp mais population bi moom sonn nañu dëkk bi sonn nañu jàmbat yi bari na bëgg-bëgg yi bari na koom-koom yi am na fi mbay mi late na fi te li ko waral mooy li nu wax rek muy chambre froide ak yu demee noonu yitte woon nañu ko te amuñu ko te nit soo bayee ba noppi da nga war a jaay mais it bala ngay bay da nga war a xam sax fa ngay jaaye mais looloo manqué na fi te yeneen yi ci warit mooy mbay mu doon qualité ndax mbay soo koy bay day doon mais qualité yenn saa yi nga téye ko mën a am diir nga mën ko jaay mais loolu yomb fi te bëgg na ñun ci jàppale bu baax a baax a baax beneen beet bëgg na ñu jàppale askan wi ndax lépp lu mënti doon rek mais saw askan bu nu nekkee ci jàmm nga am jàmm mais su nu nekkee ci difficulté nga am ay difficulté ndax seen réussir mooy sunu réussir
seen échec mooy sunu échec kon sunu sañoon lépp duñu koy ànd ci jàmm ak salaam ndax jàmm moo njëkk moo mujj lépp loo xamante ni daal askan wi mais taxaw nañu ko soxla ko bëgg nañu kun ci jàppale ci fànn bi gën muy wàllu liggéey wàllu banque yi ndax mais comme ni ko sama rakk ji waxe sànq kii sama rakk la ay doom baay lañu mais jafe-jafe yooyu am na fi trop ndax nit ki bu la financé ba pare te li nga bay nga ñoral mënoo koo jaay ba di ko tuuri pour nga dem fayaat ci banque bi la lebaloon dina jafe te yooyu yëpp ay mais problème yu fi am la ah kon nag du ñu mën lu dul li ñu war a wax ñu wax leen ko fa mu war a àgg peut-être ngeen àggale ko fa li ngeen ci mën a saafara yàlla def mu saafarawu ndax li ñuy wax rek nit ki bul yàkkamti ndànk-ndànk saa boo jàppee ndax wax na ko sànq yaramu mag la fépp ay metti mais nag soo defee ndànk-ndànk rek lu bari dina saafaru ci anam bi nga ko bëggi réglé wu mais situation bi kon loolu lu nu bëgg yal na ko yàlla def amiin amiin yàlla defal leen jàmm ba visite bi ngeen ñëw visite fii si Diogo ngeen gis ci lu kawe seen njort ci darajay Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen masawu coono ci yoon bu gudd bi ngeen traversé ba yegg si fii ca xam naa ne temps waaw ñun ñooy Abdoulaye Wade ñu gën ñoo xam ci Abdou Wade doon notable ci dëkk bi en même temps doon conseil municipal wax ji nag daanaka du jëral til bëri ndax ku waxit ci waxu li ñuy waxoon ba pare rek ci ngay continuer di wax parce que defe naan l'essentiel bi moom ñi fi jël kàddu yëpp wax nañu ko li fi am ñëpp a ko xam ñëpp a ko gisandoo même yéen ñi fi dëkku sax yaakaar naa yàgg ngeen a suivre télé dégg jafe-jafe Diogo metti na lool bu ko defee wàllu bay nag ñun Diogo ci la ñuy dund depp naa ni Sénégal li ñuy dund ci wàllu bay lépp li ci ëpp doole fii lay jógee waaye berki dem bi may déglu ci borom xam-xam yi ne koom-koomu Sénégal bi ñuy xoolee chiffre d'affaires yi pourcentage bi ñu ko xoolee. bon asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum waa Diogo ma jiite chef de village teg ci conseil municipal bi di gërëm également Mamadou Diop bi nga xam ne mooy sabab ñu ñëw fii ginnaaw bi nga xamee ne également problème yi dafa dem ba tar loolu tamit nekk solo boo xam ne tax na ñu ñëw. dëgg yàlla li ngay wax fii yëpp te également Sénégal xam ko am na télé yu jaar fii dafa nekk li nga xam ne nii nekk na ay problème yu bëri mais problème yëpp bokkuñu fu ñu askanoo ndox mi à part la usine bi à part la njaay bi tamit à part la formation xale yi à part la donc dëkkuwaay bi tamit à part la parce que l'éducation ak yëpp loolu à part la donc problème yi dafa bëri donc dañuy xool bu nekk rek fu ñu ko war a saafara ñu saafara koofu lu am solo mooy ñun suñu dégloo xam natt dañu koy dem la première chose dañu koy jébaane assemblée nationale waxtaan ak réew mi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo féete foofu ci nguur mi mais loolu am na ay bànqaas am na ay donc kuréel yoo xam ne tamit dañuy taxaw pour régler problème yi loolu tamit daañu saytu kuréel yooyu est-ce que def nañu seen waraaf ci par rapport ak soo déggee lu ñuy wax ni par exemple mbay mi am na leb boo xam ne leb ngeen ko banque yi loolu waroon na état bi ci Covid bi ñu jàppal leen parce que 1000 milliards waroon na yegg fii loolu tax yeggul fii est-ce que enquête yi est-ce que gouvernement def na seen war et cetera est-ce que yéen tamit xamal ngeen ni ñu loolu tamit il faut que ñu gëstu ko ba xam lu ci war fekkee ga mën nañu ko joojante ñu joojanti ko donc duñ ñëw fi rek exactement pour xam la réalité jéem nag xool bu nekk ni ñu ko réglé bi nag du caagal ñu rek ñun am nañu baat boo xam am nañ ko am nañu sañ-sañ yu ñu am na suñu naataango am nañu également yeneen possibilité yéen tamit war ngeen fekkee parce que ñun mënuñu liggéey di wax ngeen toog fële parce que nit ki suñ ko nattalee mbubb te ku fa nekk foofu mbubb moom du ko jot wala du baax donc il faut ñu mën a ànd donc quelque part il faut que mu am benn kuréel bu ndaw boo xam ne nañu ne bii kuréel mooy représentatif problème yi nekk fi suñu leen wooyee ngeen ñëw suñu mënee waxtaan su ngeen gisee problème usine bi ñu dem ci c'est parce que ñu ko dégg ni ñu ñëw wax ñu ko assemblée nationale ba tax na actuellement ñu ngi assemblée nationale mu ngi ciy def benn jéego naam du rôle assemblée nationale régler problème usine mais am na dimension boo xam ne mooy dox
dox njëkk ci diggante donc ñaari parti yoo xam ne ñu ngi xëccoo ci benn problème parce que li nga xam ne dem ba justice vraiment retirer ko justice dafa am yeneen méthode yoo xam ne suñu fa jaaree day xaw a metti assemblée nationale ak justice amuñu ñaari kuréel yu bokkul mais wax dëgg yàlla ñu ngi ci xëy na fan yi ñëw daañu mën a waxtaan ak ministre bi waxtaan ak également directeur usine bi xool naka dañu mën a rapprocher donc ñaari camps yi parce que li nga xam ne usine mën na ko muñ ci justice kii ouvrier mën ko muñ parce que justice bu nekk ay at ouvrier su soxee day ñàkk donc loolu nag mën nañ ko bañ ko dund fexe ba ñaari kuréel yu war a toog ba ñu xool ni ñu ko war a saafara te duy gaañ ouvrier bi leneen léegi yi nga wax bi yëpp ay problème yoo xam ne wax dëgg yàlla lu koy saafara ci réew bi am na mais il faut taxawaay bi am avant taxawaay bi il faut ñu xam su ñu xamee nag vraiment ràññee ñu xool solution yi parce que am na fonds bi waxu leen ko mais am na DER am na kuréel ba dañuy financé donc motogaay yi état bi jëlee gavage pour Covid wax naa ko léegi 1000 milliards yéen war nga ci bokk ba wax dëgg yàlla financement yooyu ñu ko wuti leen ci am na sax même kuréel boo xam ne mu ngi au ministère de l'économie moom day jàppale ñi nga xam ne am nañ ay problème bëgg financement ñu financer leen parce que quelque part ñoom Covid bi da leen tënk gaagaa lu ñu am problème boo xam ne Covid bi ñàkk nañ ko ci mais redémarrage bi day metti état bi jàppale leen ak loolu am na leneen mooy également am na lu ñu tuddee ARM agence de régulation des marchés loolu yi ngeen dund fii normalement war nañu ko dund parce que mooy kuréel bi nga xam ne ministère commerce moo ko yore di xool mbay mi fu mu toll naka la ñu war a jàppale nit ñi pour ñu mën a jaay ñoom ñooy def magasin stockage yi ñooy def frigo yi ñooy def lu bëri ñooñu tamit vraiment war nañu gëstu te maa ngi saluer également ministre bi fi ñëw xam nga démb loolu barki démb vendredi kooku tamit vraiment ñëw bi am na solo dina xam lu mu war a def moom su xamee ñu xam rek suñu dajee daañu gis solution fekk ngeen fekke ko donc wax dëgg yàlla li amoon solo mooy état bi ñëw parlement bi également def wareefam Sénégal tamit xam en ce moment je pense solution normalement war nañu ko trouver yaakaar naa fekkee fekk bonne volonté boobu nekk parce que di ngeen indi koom bu ngeen indi bi day jëri réew mi parce que li ngeen jaay réew mi am na ci donc du ñu bàyyi loolu mu yàqu def chambre froide loolu waru jafe parce que am na déjà stratégie boobu def leen ay magasin stockage def leen ay chambre froide parce que xam nañu jëriñ la pourquoi defuñ ko est-ce que ci demande bi la est-ce que fonctionnaires yi wala ministère yi ñoo defu seen wareef tout ça dañ ko waxtaan su nga waxtaanee ñu xool solution ñu war taxawal am na lu ñu tuddee chaîne de valeur mooy li ngeen bay dafa lëkkaloo ak yeneen programme lëkkaloo ak njaay bi lëkkaloo ak chaîne froide lëkkaloo ak importation lëkkaloo ak engrais bi lëkkaloo ak yu bëri intrants yi yooyu war nañ ko xool bu nekk ñu xool ko ban valeur wala ban contrainte la ñuy am ci biir pour mun ko saafara pour mu gën a yomb wax nga léegi subvention yi ba ñu xamal la am nañu subventionné bu ñu subventionné loolu ñu xam ko ñu xool est-ce que état bi mën na ci dugal loxoom pour wàññi su wàññee coût bi nag également mu mun a fexe ba production bi mun a dem fu mu war a dem ci population bi yéen itam war ngeen am lu ñuy tuddee revenu stable mooy bay ngeen léegi lu ngeen bay bëri na Sénégal peut-être mënu ko consommer ñu xool ñu ko consommer ci diir bi avec les champs de froid wala état bi ut ay motukaay wala yéen seen bopp ñu doole na ngeen ay coopérative ñooy jëndaat affaire bi xool ñu ko jaayaatee ci diir boo xam ne prix bi day stable loolu yëpp ay xeetu stratégie la naam état bi mën na ko am ñu fàttali leen ko su ko amul mu def ko mais nag il faut que ngeen fekkee état bi taxaw parlement taxaw ñëpp ci bokk taxaw usine bi nag loolu warul normalement usine soo nekkee ci bërëb war nga privilégier ci emploi non qualificatif yi gox ba nga nekk loolu ça mais emploi qualificatif mooy emploi bi nga xam ne dafa laaj diplôme fekkee dëkk bi am na diplôme ñu ko ut feneen fekkee amul na ñu wuti ko feneen mais li nga xam ne laajoo diplôme wala diplôme bi ndaw ndawaan vraiment wax dëgg yàlla soo ñëwee ci dëkk war nga ko xool d'autant plus que am na lu ñu tuddee donc des études impact environnemental et social loolu war nañ ko gis su ko gisee fekkee usine bi am loo xam ne manque na ci en ce moment on doit poursuivre l'usine par le biais donc de ministère de l'environnement loolu tamit da ngeen xool fexe ba jot document boobu bu ñu ko jotee ñu xam la ca nekk daal mbir mi projet bu rëy la mooy naka la ñuy jojantee programme mu donc jogo
par rapport ak dundim ak nu mu dëkkoo ak li Sénégal attan pour que mun ko delloo donc yelleefam man daal loolu laa gis te loolu incha allah daa ci taxaw te assemblée am na jumtukaay yoo xam ne ñu tuddee question orale question d'actualité ak question écrite yooyu duñu woo ministre bi mu ñëw soit mu bind moom lu ñu ci xam soit mu ñëw taxaw wax ak askan bi soit également ñu xool ak président nu ñu ko war a saytu ba mu baax lu ci am solo mooy nañu def concertation xëccoo am benn solo maa ngi sori ministre boobu ñëw fii man maa ngi diriger commission des affaires économiques assemblée nationale moom ministère am ci sama commission la bokk kooku waxtaan ak moom lu yomb la dégg nga donc loolu su ma demee danaa moom laa jëkk waxtaan xool moom lu mu fi jëlee ak yan taxawaay la ñu lu nga xamee également danaa nañ ci boole avant loolu nag il faut ma càmbar li nga xam moo fi nekk ma xool li nga xam ne lii yoonu na maanaam li nga xam ne lii am na fu ñu ko mun nga teg li nga xam ne lii également nattukaayam fan la nekk ñu natt ko ñu doog ko exploité. maintenant li nga wax centre formation bi mun a nekk ONG mun a nekk ministère bi daañu ko photo ñu xool ban ministère moo ko defar en ce moment mun nañu dem ci ministère bi xool lu ko gàllankoor fekkee am lu ko gàllankoor ñu mun ko saafara ñu saafara ko quel que soit le cas xam naa ne danaa fexe ba ñu photo ko gis ko. xool ku ko war a defar pour ñu mun ko yeggale su ko yeggale ñu xool nu ñu ko war a exploité mais daal ñun daal duñu ñëw pour déglu gis suñu demee xool nu ñu ko war a analyser nettali xool yan solution moo war a am pour yéen ngeen gis seen bopp loolu daal mooy suñu taxawaay di sant bu baax a baax vraiment lu mu ci dégg lu mu fi dégg la bëri na bind nañ ko filmé na ko loolu dañu may occasion suñu toogaay ñu xool nu ñu koy rassembler ba def ko un document ba nga xam ne mun nañu jox donc jumtukaay boo xam ne mun nañu ko donc défendre au niveau de l'assemblée ak yi dem kuréel waaw même banque de développement bi ngeen wax am na fonds yu bëri état bi banque de développement am na fonds yu bëri yoo xam ne état bi mu ngi ko bëgg a boole banque yu bëri pour nekk banque de développement pour mun a jàppale nit ñi parce que banque yi bëri nañu ñu ngi Sénégal mais jàppaluñu askanu Sénégal mais soo ñëwee banque nga ne yow da nga néew ju doole na ngeen di garantie sa kër wala titre foncier wala leneen day metti donc mais am na fonds bu ñu tudd fonds de garantie FONGIP yow doo am garantie fonds bi mu war a garantie mais fonds boobu est-ce que am na xaalis bu doy est-ce que xam na seen problème est-ce que yooyu duñu koy càmbar suñu ko càmbar nag vraiment pour solution donc pour essayer liñ ci mën ci régler problème bi am nga maa ngi gërëm leen sant bopp vraiment ci disponibilité lii suñu rôle la donc duñu koy def fii def ko feneen te vraiment xam naa ne Diogo mérite une place importante dans ce pays là ci réew mi parce que Diogo yàgg nañ ko xam ci mbay yàgg nañ ko xam ci loolu donc loolu ñu waruñu ko def feneen ci bàyyi fii loolu daal xamal leen vraiment réew mi moom xam ne Diogo am na importance ci réew mi maintenant est-ce que matukaay yi yegg na ci yéen on va voir tout ça incha allah.